Dans le sommaire de Galsen Stereo, invité du jour, Matador. New video, Mami Victory OMG Next Level. Game take it to the next level. Ismaila, All Eyes on Me. Mola Morgan, Generic Film. Elzo Jamundong, Yaoula. Et enfin, découverte Yes Kalam. Invité du jour. maa ngi nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan yëpp ci émission bi ñuy wax Galsen Stereo bii di first édition émission bi et di présenter moi c'est Matador Matador. Biographie. Membre fondateur du groupe WABMD Fofo, formé en 1992 dans la banlieue dakaroise de Thiaroye, Matador, un des pionniers du rap africain, a fini de mettre son empreinte sur la scène du hip-hop sénégalaise, africaine et internationale avec son groupe. Première production en 1998, une autre s'en suivra en 2004, qui a remporté le prix du meilleur album de l'année. 4 ans après, il met sur le marché l'album solo tant attendu, Ripil Hall, qui tient toutes ses promesses. L'album continue de faire couler de l'encre. Instigateur du slam au Sénégal, Matador s'investit dans le développement du hip-hop. Il préside Africulture Urbaine, association de 900 jeunes du mouvement hip-hop, et reste plus que jamais le représentant de la basse classe, voix des sans-voix, dans un pays à l'agonie. Il se proclame ainsi le #1 system enemy et chef d'état-major général de l'armée du peuple mourant. Matador, de son vrai nom Babacar Niang, a né à son 3e album du nom de Rewgal Nation. Aujourd'hui, Matador est un rappeur célèbre avec de multiples talents. Il est un producteur de musique, le président de Africulture Urbaine, un formateur à l'ONG Plan International depuis 4 ans et ambassadeur de bonne volonté à l'Observatoire des migrations basé à Bruxelles, en Belgique, depuis 2011. Rewgal Nation tur bi ni mu ñëwee je peux dire que du man maa jënd tur bi man dañu commencé di liggéey ci album bi depuis il y a 4 ans. Parce que dama amoon benn bourse France ma nekk def benn séjour foofu pour travailler sur l'album benn kii bu tudd la Cité des Arts donc foofu laa commencé liggéey album bi ñu commencé am orientation donc ak producteurs yi ma lay wax ni j'avais amené des samples d'instruments traditionnels yu bari xam nga pour liggéey si ak yeneen producteurs yoo xam ni pour vraiment je prends la tradition mooy pour ñu moderniser ko mooy li ñuy wax maa ngi ko tuddee traditionnel du trap avec de la tradition avec des instruments traditionnels ou bien des samples traditionnels donc quand j'ai commencé di liggéey ci loolu album bi di jël forme ñuy gën am orientation benn instant chaque fois je faisais appel au professeur Massamba Gueye parce que dama waroon di wax ci tradition di wax ci lu moderne aussi parce que il faut ñu mën a xool comparer suñu société yi évolution bi mu am parce que suñu tradition dafa am loo xam ne buñ ko bàyyee rek ñun dootuñu nekkati loolu laa ñu gëm quoi et j'ai voulu vraiment am vraie information yi lan mooy buñ nee la njaay qu'est-ce que ça signifie lan la war a signifier ci nit ki parce que du benn sant nii rek am na fu mu jógee am na lu muy vraiment ba ñu jël Sénégal sant la ko njaay donc professeur dañu liggéey ci yooyu mel yu bëri donc ñu dem ba fin album bi on s'est dit l'album bi Sénégal la mais je ne pouvais pas appeler l'album Sénégal quoi da doon yomb trop après j'ai dit au professeur il faut ñu trouver benn tur luy tënk Sénégal ñu tuddee ko album bi et c'est professeur Massamba Gueye qui a trouvé le Rewgal Nation boo gisee titre phare bi mu nekk Sénégal ma def ko ak benn métis italien ak Sierra Leone mu tudd Lion nekk Bruxelles ñu liggéey ci album bi lu bëri donc moom moo woy ci refrain bi du sénégalais mais il aime vraiment le Sénégal
donc ñu def morceau Sénégal bi vidéo boobu laa leen may muy Sénégal Ndiaye Jaata Ndiaye. France du teg sentence yëkkati pancarte laaj indépendance général de Gaulle mer bay sens dagg buum bi ñu taxaleeg France dem bàyyi seen laak seen culture nekk matière grise yore sa défense copier coller seen constitution di natt sa monnaie seen kaw balance Sénégal yàgg a nekk suufu France di baax ñu yóbbu bàyyi ci souffrance maye ndecoor nangoo ko càmmoñ di la lebal di la pousse ci dépendance base militaire si sa biir territoire bordel bi ñu fi bàyyi mooy sa menace yàgg ñoo noot ray tirailleur yàgg dañoo am résistance Alboury Ndiaye Ndiadiane Ndiaye Aline Sitoé Lat Dior Diop. waaw morceau bi boo ko dégloo boo xoolee sample bi Laye Mbuub la Laye Mbuub ñun peut-être sunu maam sunu paa yeeg mère yi ñoo xam ñun dañuy ñëw fekk ko fi ñu mu doon way ci boo dégloo sample bi dafa ne Sénégal xalam demoon na bay neex ñu dagg si sample bi loolu noonu utiliser ko moderniser ko muy sonné comme musique actuelle bi trap bi ñuy wax mais sample boo xam ne ñun sax moo ñu mag pourquoi loolu Sénégal xalam demoon na bay neex dafa am ay explications yu bëri parce que depuis temps Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade ba tey si Macky Sall chaque fois rek dañuy am yaakaar ni bii paa dina baax dina neex mais après yaakaar yi day tas dafa mel ni woyu Laye Mbuub boobu nag xalam demoon na bay neex far dagg ba léegi moo ñu topp quoi et c'est pourquoi ma jël sample boobu yóbbu ko line bi woy si refrain bi moom moo liggéey instrumental boobu c'est un jeune qui ne fait hyper doué ci musique trap musique moderne yi gars yi di tëgg actuellement il a modernisé loolu noonu mais ku ko déglu peut-être si jeunes yi da lay jox trap rek dina neex mais pas yi buñ ko dégloo da lay ne delloo année 60 année yi nga xam ni peut-être dañ doon wax Sénégal boobu la neexoon mais jamono jooju tamit c'est la Laye Mbuub boo ne xalam demoon na bay neex ça veut dire que ni Sénégal chaque fois yaakaar yi day tas dañuy yaakaar ne dina neex mais du neex quoi moo ñu dal ci régime bi ñu toll parce que yaakaar lañ amoon ci Macky Sall mais commencé nañ gis ni yaakaar yaa ngi tas ñu ngi gis ay affaires yu doy waar yoo xam ne nii ci xalam demoon na bay neex la ñu nar a jëmaat encore. risque la du risque parce que ñun dañuy am ay inquiétudes chaque fois parce que boo xoolee ci sunu génération ñi fi des léegi lu néew la majeure partie dem nañu parce que secteur bi moo tiitlu te da ngay dem di jël âge dem ba benn instant li nga soxla pour si sa life nga mën ko gérer mënoo ko am ci hip hop bi loolu mooy dëgg bi ñaata hip hopeur ñoo dem du question dañ leen a gën a bëgg hip hop bi de peut-être su ñun ñoo leen ëpp nattu rek. man dama jàpp ni nattu la bu ñu dal moo ñu ci bàyyi mais dund ci c'est pas évident surtout au Sénégal ak suñu autorité yi nii société bi ñu nekk nii non ñi la dàq wax gars yi rappeurs yi da ngeen a war a jënd kaas ñu kaas ba régime changé boo jëndee sa album duñ ko jënd boo tëggee concert duñ la seetaan si buñ la rombee sax gars yi rappeurs yi duñ sonn yi te bu ñu toogee ba war a wax jot yow la ñuy daan mais gars yi war ngeen a wax de temps yi kenn déggu leen mais culture nag laay wax en général moo tiitlu nekk acteur culturel si Afrique wala Sénégal boobu Afrique sax peut-être ay feneen do mais Sénégal moo tiitlu franchement moo tiitlu te boo demee boo jénnee fi dem bitim réew da nga naan mais xanaa ñi culture rek ay tax lañ ci la ñuy yëngatu tellement
li muy développer li muy dégager de koo gis ma am na ci lu muy ciy yëngatu ci biir culture da nga naan xanaa ñëpp ci culture lañ nekk parce que bu ñu demee ba ne la France je ne sais pas ban pays je pense que France la lañ li culture li muy du moo ëpp lu secteur kii automobile di dugal financièrement nga xam ne foofu dara la mais fii dañoo jàpp ne da ngaa war di tàllal loxo rek non loolu passé na loolu am na ñu ko moom ñu ngi respecté loolu mais man mënuma loolu nekkuma ci culture ndax looloo ma ci dugal su ma jëndee album jaayuma tëgguma concert ñu fay ma mënuma amee neneen xaalis et loolu noonu buñ ko développé wul buñ ko jëlul au sérieux defar ko mais déjà BSDA ñu ni la nouvelle société là président signé affaire boobu ba léegi mi ngi traîner les radios là di teg chaque jour musique yi du ñu fay télé yi des multitudes de télé buñ nee la 25 millions la RTS bi nga xam ne mooy ndey télé yëpp lay joxe par an ñu war koo séddale li nekk waxuma la rappeur wala waykat artistes yëpp Sénégal ñu war leen a séddale 25 millions moo tax gars yi ay ñetti téeméer rek ay juróom-benn téeméer la ñuy am mais c'est pas sérieux jeunes yi laay gën a waxal pour ñu gën a jël seen matukaay xam ni affaire bi gën a graaw liñ ko yaakaare ñu gën a am pas-pas gën a taxaw xam ni Sénégal dootul kenn ñun jeunes yi la suba sunu ay sët sunu ay doom ñun la ñuy wax bu ñu dee lan lañ fi bàyyi lan lañ fi def lan lañ fi liggéey ñun xam nañ ni sunu paa yi lan lañ fi bàyyi lan lañ ñu fi bàyyi lan lañ fi fekk ñun sunu ay doom sunu ay sët lan lañ leen fi nar a bàyyi moo tax ma def son boobu ñuy wax doole ak Souleymane Faye et moom laay proposé gars yi ñu déglu ko waxuma ñu seetaan ko ñu déglu mais li may wax si biir bu baax. di sa diggi doole ci ngay soog a doole ci ngay soog a jaaxle ne li nga bëgg dafay bari lu muy laaj leneen lu dul doole lu amale ne ci ngay soog a xam ne li nga bëgg yow doom dafa bari lu muy laaj si sa diggu doole ngay soog a xam ne li nga bëgg dafa bari lu muy laaj si sa diggu doole ngay soog a xam ne li nga bëgg dafa bari te wuute si sa diggu doole ngay soog a xam ne li nga bëgg dafa bari lu muy laaj si sa diggu doole ngay soog a xam ne li nga bëgg dafa bari te wuute di sa diggi doole ci ngay soog a doole ci ngay soog a jaaxle li nga bëgg dafay bari lu muy laaj lamb daj sa doole soog a xam ne dootoo xale mat nga waxambaane su meeku ngemb fas yéene bëreeg laay fut pexe yoo ko war a mën a daane doolu ci tekki takk yi la tënk am teg ko ci kaw ngor ni mu mettee pëndu tànk pëndu taat jóg sa bopp balaa pënd bi di wuree yoonu ndaw du gaaw xale du fi tekkee karaw gu ñuul ñàkkul fu muy amee dellu ginnaaw reculé mën a sottee rooti jiwaat wuti jiwaat doole yore kër gi yanu njaboot gi góor tigi tigi tekki ci diggu doole ngay wane li nga mën a feeñee si sa diggu doole xel lañu fay di ñu fay doole nattu mesuré peese noo toogee bokk ci yàq bu day wane sa daraja alalu borom barke la boo xoole loolu peut-être si yeneen concours mais man mii nekk président Africulture sérieusement ci ñi ko gagné ñëpp nga ko gagné Blindé ba mu koy gagné man maa ngi amoon concert xaw ma fan dañ maa woo ne ma diw moo ko gagné xam nga mbir mu nekk day jël lu bëri ci ñi ko fondé nous on n'a jamais reçu de cadeau Caaroy lañ mës a dëkk xamuñu ku jege sax ci milieu showbiz kenn lépp lu ñu am suñu liggéey ñu ko may lu ñu ñàkk dama jàpp ni sama ñàkk liggéey moo ma ko xañ donc mënuma organiser concours di ko def arbitrairement maa ëppalee ay jeunes yu nekk sama ginnaaw di rap te ñoom ñëpp kenn du ci bokk sax flow ñi ci jot a déposé gars yi dañ leen a jénnewaat donc je ne pense pas que ni ma xañ ñi nga xam ne ñoo ma gën a jege di faral keneen quoi loolu ay wax yu yàqu la rek Sénégal nag moom yooyu yàgg na fi quoi mais kuy waxal mooy concours bi nga xam ne amul sécurité amul dara day am ay milliers de jeunes musuñoo joxe final mu am xeex parce que ñëpp xam nañ ni ci charte yi jaar yoon lañ ko teg amul farfarloo buñ demee ba nar a def farfarloo ñu jël suñu 2 millions nag kenn forcé wu ñu ni jël leen 2 millions jox ko kenn bu ñu neexee déwén duñ ko def personne ne nous a imposé ça ñun ñoo gis ni lii baax na ci hip hop bi te déwén bu ñu amoon sponsor bu taxaw bëgg a jàppale ces jeunes là ni ñu 10 millions ma joxe 10 millions
n'importe quel jeune fu mu nekk ci Sénégal gëm boppam gëm liggéeyam gëm ni mën na gagner flow na toog fa mu toog liggéey inscrit bu ko mérité bu dee moom moo ko mérité war ko gagner da koy gagner bu mu si am xel ñaar parce que ñun ñu ko teg loolu dañ ko yàgg a naqarlu du ñu organiser concours di defaat lu mel noonu te gars yi xam nañ ñu quoi ku nekk xam nga kan mooy kan ci hip hop bi nag xam nga ne ñan ñoo ñàkk fayda ñan ñooy def yëfu góor jigéen ak ñan ñooy gratter wala ñan ñooy sàmm mbayaan xam nañ ko fulla ak fayda moo ñu xañ lu bare. ah loolu de ça dépend ci jury bi franchement ça dépend ci jury bi ak groupe boobu lu muy indi rek remarque bu pertinent nga def nii parce que waaw c'est vrai que ay solo ko gagné. waaw ñuy wax grand yi dañoo war a bàyyi boo fekkoon ni seen papa ak seen yaay ñoo ñu jox autorisation ñuy rap ñu mën ñoo wax ñu bàyyi quoi man ba may choisir di nekk ci hip hop ba may choisir di nekk ci hip hop ba may choisir di dëddu yu bëri ci life bi parce que am naa profession waroon koo mën a liggéey nekk di ci tedd ma choisir bàyyi loolu di def rap je pense que ni du génération bi ñoo may wax bàyyil ma bàyyi quoi loolu daa am ñu ngi koy wax rek ñu bàyyi ñu bëgg da fekk daa fekkoon ñu bëgg a bàyyi ñoom fi ñu toll ñun jaar nañ fa te ñoo leen gënoon a tarle bàyyiwuñu lu tey jii nag nga xam ne ci laay dundal sama njaboot benn xale jug ni ma bàyyi ko ma bàyyi ko lan laay dundal sama njaboot damay dem politique yi jamais damay dem def leneen jamais ils n'ont qu'à arrêter ñi leen di gëm lool di def lool seen bopp bëgguñu hip hop seen poche la ñu xool et la majeure partie ay animateurs ñoo leen di pousser vers ça koo ci joxul xaalis du teg sa son koo ci digul dara du teg sa son ñoo leen di gonfler naa grand yi dañu war a bàyyi grand yi bu ñu bàyyee hip hop bi dee. oui lasmo bi mooy di leen remercier parce que amatuñu habitude ba lu bu bëri di dem ci rajo yi télé yi di waxtaan ak askan bi surtout ñi nekk ci culture urbaine culture hip hop donc boo leen ñu joxe opportunité bi dañ leen di remercier comme ni ma ko waxee pour animateurs yi da ngeen a bokk ci affaire bi parce que li ñuy xalaat li ñuy def yéen a ko mën a fësal donc dañ leen di jox cër boobu tamit di leen remercier bu baax ci opportunité bi ngeen ñu jox quoi encore une fois di gën a ñaax ñi nekk ci biir les jeunes sénégalais duñu ay sëriñ duñu ay politiciens ay hip-hopeurs lañu daa am taxawaay bu ñu xam ne moom la ñu war a taxawee ci biir askan wi loolu lañu foofu la ñu askan bi di xaare ñu bañ ko fàtte tamit quoi mooy ni ñu bañ a jamais topp tendance rek mais ñu xool direction bi ñu jëm bu baax c'est hyper important merci. New vidéo. New era, souffle ci big game, take it to the next level. We don't want the same, dañuy tooj baar bi yégal suñu mën di law tas ñu ëpp la pas loolu tax ñu brise game bi dëkk di def tâche takk brasa doon sa capitaine mu say bët def la gumba dootal tëbi teen phénomène the next level moo lay phénomène suul junni man doon ci game bi fii man Eminem explosé like a big bang ñoo fi teg tànk jëlee fi kankër yi tapete doo ñu bàkk pànk ñooy burle feu yi daw lu bëri xamuñu def ndànk Tony flow ci compte banque break the rules juddu màgg teggi seeni jaune gàddu ndam di dox di ñëw te jaaruma ci jaune xëy na cëpp la jël leen ñu benn alcopone da nga bëgg a dégg oo ci rap give ñu microphone rap yekk seddale lépp mat melomaan yi get doon come back from pour say not bi rap fépp lay tàq victory is more than a woman number one ci gaal seen ci beneen town ma nekk roaming mënoo ma hate necessary like morning dooma jekku même soo jógee before early in the morning cause I'm stronger than you wallet ba egg nothing to lose I'm bigger than you sama maa ne xelli nothing to prove I tell you the truth always on top te yaa ngi ci suuf may bàkk ci put laata may rendi tit nga bu pour xaar may nelaw fis ndax dama tëradi sometime ma indi fem ngay laajte nu mu demee nii li ñëpp di teg laa jël def yëfu benn nit a brand new project next level la ngi nii next level la ngi nii next level la ngi nii next level la ngi
rëb nañu game bi jël leen yéen ñëpp en otage soxla wuñu rançon next level xotti seeni page on vient vous briser les couilles ñoo tey di def tapage mënuñu déggoo du lenn parce que bokkuñu langage ñooy fokkati sa mic dégguloo ma bardeloo sa père kompuloo ma xam naa ni sa mère yow bëgguloo ma du tee nga lekk desin ñoo sa jaatige yi flow ngay seng géeju ndaayan lañ ko rot New vidéo. It's love in the morning, love in the evening, oh. Love when you want it, girl. Love is love, love. Love. Le destin les a divisés. Oh. Le destin les a divisés. Oh. Yeah. Ay mbocc lañu woon di dondoo ci benn gox daw jàng woon daaw lu all day wure carte xaalis wër fu ñu wëre daw ni talis bëgg tali lu ñu yor dañu ko jox dox di jéem faq sàcc mango cerise limon ak si dem géej xuloo xeex suñu biir tëgg mbéj bëre temps booy tilimal suñu yëre dëgër lu noo lompoñ ëfa laa ki nga tooñ calcio koño koñ bande de copain na muñ dara néew bëgg-bëgg moor faama ibuloo móor sama xaadim yu ak Lamine Idi ak Igor Modou Fall ak Mor ànd ak groupe xaj rëbb di visé cours yi révisé des suñu bopp dis gann boko mako lul ndox lay dëbb This is life, ku nekk ak sa destiny ku xamoon fi ngay mujjee doo ci sonn this is life da ngay jóg rek dem ca waay life moo ni mel sometime mu jox la beneen yoon this is life ku nekk ak sa destiny nga bëgg New vidéo. dem naa dem gàddaay man jël yoonu penk dem naa dem génn wuti ji xam-xam na kañ laay ñëw flow maa we maa ngi ci yoon bi bëri na lëndëm bënd bi wure des fois ma gëlëm jaay yëpp na ma ñaanal ma bàyyi xel ci bàyyi doon jëru ragal doonu ndaw du gaaw jóg ak daanu ñee kàndam ñu la bëgg nga daanu du ñàkk jóg ak faxas tallal yoon bi kenn du we believe in them I know that will find my way mama say me it's gonna be hot but cheap fight can raise my way so I'm not afraid not continue not way even misty that la fay time goes the same way for everybody so I got no time to lose ñong may xaare naa muñ rek continue yoon bi never got it mu jël ma fi sore leeru si ëllëg mi yéen mu jël la fi sore leeru si ëllëg mi yéen mu jël la fi sore leeru si ëllëg mi yéen mu jël la fi sore leeru si ëllëg mi yéen mu jël la fi sore leeru si ëllëg mi New vidéo. Yeah.
sama xol fees na tax nga may pooj naa la defal loo gisul ci benn góor say coono jeex na may ki lay sóor waaw góor duma bokk ci góor yi lay dóor gis naa si say bët xaar nga ba sooy gisuloo ko séer ya tax na ngay jooy say rangoñ fer na may ki lay yor ñoom ay xolu xeer lañ yor man may or won nga ma fula ak jom won nga ma njub ak ngor suba ak ngoon dinaa juboo ak yow yaa ma tax a bëgg jur ay doom bu soobee yàlla di nga sut sa ay noon juyoo ak ñoom ñu bëgg duloo ak yow di nga doon buur di nga suur am forme bu ñu la bëggoon loor bëgg nduroo ak yow yoo la bëgg naa takkal bagg keneen ku la bëgg takk naa ko takkal ay boor dëgg jaral nga ma raak du ma doyal di la tagg ñi la ñee di ko coow yaa fi teg tànk yaay bom ku la guerre naa ko góon militaire laay doon bi nga dalee ci man la sa xel war a dal dinaa dem jàkk di nga dem mairie sol rob yaay doon ki jur samay doom soo ma déggalul damay doof yaay doon ki jur samay doom sama génn wàll ngay doon sama génn wàll ngay doon sama génn wàll ngay doon yaay doon ki jur samay doom sama génn wàll ngay doon yow laa tàmm gis naa ci yow lu kenn amul yow laa tàmm di nga am ci man lu kenn amul yow la Découverte. maa ngi tudd Yes Kalama maa ngi dëkk Kër Mbaye Fall Ruydis bon mën naa ne sûrement depuis 2013 ans sama first track maa ngi ko teg 2014 sama passion la bëgg la rek loo xam ne nii lu nekk ci man la quand même tey loolooy fës rek ma loo dem boo xam ne nii boo ko wanewul woon sax boo rombee ñu lay laaj ndax da nga koy def kon loolu noonu lu naturel la quoi moom rap moom ak Yes Kalama yàgg nañoo ànd xam naa tey dama leen di jox son wu Selebe Yoon bi rek bi nga xam ne moom mi ngi war a génnee ci compilation bi quoi bon titre son bi nag Selebe Yoon la. Découverte. No fear, no fear. Yes Kalama nigga. KMF represent, yeah, Selebe Yoon. Yup. Ndaje brood nee ma tund saafanteel benn say wi dox la daje la muy wund tey nga fecc fas we fi bi ñu yëkkati jame ñu bërëb ba tax ñu jéego fus bi ko jogati gëmal yëlëb dégg eej fes ko randal bi ci bopp ko ñi uuf la fépp segg tonne tuuri ca korbe ya deso gën ca wande ya moo sàngi jaaru waari bara nix ma ci lakkub taar yi xer la ci njar bu waayi nga la fabu rikk saari like nii ci bépp téere góox mande bërës lu tisat mat bërës xamee ko fi ngay doore dox jublu ca fa ngay ere daj ca nangu ne mënul ñàkk afja ci papar pa ci bépp tata maanaam lay faat sabka jéggi ko dox avancé fësal teraay devancé jiitu ca lépp fore fune doon Selebe Yoon ba àgg ca topp rombi guune tiimi mas ca xel ya kulal rek kulal laajul rek laajul dox dajalan def doon benn say ngay xew est-ce que ñam bi day seet xam nga ni gën gi day raw kulal rek kulal laajul rek laajul dox dajalan def doon benn say ngay xew ñam bi day seet xam nga ni gën gi day raw hey ëmb go umpe fañ ko fii ca bikee fu ca fañ ko sam ca dal si te posé sa ca cil ya jóge yabawee fu ne cumulé lam ci ngëp la junja benn lu jéego lépp des ci xol yi sañ ci waa sa biir xër mais bul ci lii il est l'heure Carrefour ci bépp gox la donte nekkul ne lu wal ndox la pëndax bu ne cox la su diis kiise fay fot ci put bu xat la hey xamel sa ñaaga ki si bi la Selebe Yoon bi leer la ki feccali róot yi xaqu ba ca gagati gag yi tasoog mbir ca lawali róot ya ajal sa gàddu yes gi ak si fat si dem ñu lom poñ gaara bren kan sa cër yi xewal dooni rangoñ satal ci lii nga daj poñ yuppi ki wàqi pax yi goxi lokki demaske coy yi fasal nit ñi vaccin aay di doon na ki kawel mbaar mi xarker ki fay ko naaj teg der kulal rek kulal laajul rek laajul dox dajalan def doon benn say ngay xew est-ce que ñam bi day seet xam nga ni gën gi day raw kulal rek kulal laajul rek laajul dox dajalan def
yor benn say ngay xaw ñam bi day sax xam nga ni gën gi day raw dox daje la yaska laa ma nega xipsal ba yoon ci seen clash di kan teg lu metti lal mu lakk la sa kaw la mate nega yow ci benn tëmb la ci fël kenn la yaska laa ma nega naw fii Découverte. Yaska laa ma la woon si Galsen Studio si seen rubrique bi ñuy wax découverte peace and love jaajëf te